على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم yi nuyu ñu ngi leen di seetaan ñu ngi leen di nuyu fii ci Tivaouane dëkku sunu maam Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu di nuyu ñi ni seetaan ci réew mi ak ci gox yu fasantikoo ci àddina bépp di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi nga xam ni mooy bis bi nga xam ni sangu jaam yi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ci la gane àddina sunu maam Cheikh Seydi Hadji Malick Sy amaloon ko mook mbokkam ma maam Rawane Ngom daan jàng xaaju kaw njig yi jàng xaaju suuf ba tey mu egsi fi mu egsi ñuy nuyu di ziar ak ndokkeel sëñ Babacar Sy Mansour xalif général de Tidiane yàlla na ko yàlla wéral te sàmm ko ak rakkam sëñ Maodo Sy Dabakh mi nga xam ni lewet gi ak mbaax gi yàlla na ko yàlla saxal ak sëñ Babacar Sy Abdou ak njabootu maam Cheikh Seydi Hadji Malick gépp waaye nag di ndokkeel bépp kilifa diine nag bu nekk ci biir réew mi ndax bis la boo xam ni jullit yëpp a ko bokk mbokk yi tey jii ñi ngi toog ak ki nga xam mooy sëñ Abdou Hamid Sy sëñ Abdou Hamid Sy bu sëñ Abdou Aziz Al Amin mi nga xam ni kenn du ko fàtte waaye bala ma koy jox wala muy présenté wu wala may ñëw ci waxtaan wi damay yëkkati kàddu njaal jëme ci sëñ mbokk yi ci jullit yëpp di leen jaale sëñ Pape Malick Sy yal na yàlla yokk leeram taas nu ci barkeem ak ña ko fa fekk ak bépp xalifa boo xam ni làqu nga ci at mi ak ki nga xam mooy góor gi Tamsir Sakho mi xam ni kenn la woon ci bisu gàmm bi bu jotee ñu ko ciy déglu ma toog ak sëñ Abdou Hamid Sy bu sëñ Abdou Aziz Al Amin mi nga xam ni moo yor lépp loo xam mooy communication gàmm gi ak cellule de communication bi mu ko àndal yëpp ñu bëgg a waxtaane laataa sëriñ bay ñëw ci li nga xam ni mooy programme bi nu génn ak tey lan mooy am ak lan ko prévoir ak lan lañ ci def lu mu doon ndax xam nga ni ren Covid bi tax na yu bari amul te moom mën nañu expliquer lan moo doon programme bi sëñ Abdou Hamid maa ngi lay nuyu. Abdoul Aziz maa ngi lay fay. di kontaan ci toog ak yow ren gàmmu gi dem ni mu demee ngeen yor cellule de communication bi ma bàyyi la nga wax ak askan wi nuyu leen ba pare dikk ak ñun nag ci li nga xam ni bi gàmmu amul sëñ bi nii nanu toog gàmmu lan la cellule de communication bi prévoir ak benn activité la déroulé. aouzu billahi samiil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin almabuusi rahmatan lilaalamin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa man tabiahum bi ixsanin ila yawmi din assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu. Sëriñ Abdoul Aziz ñu ngi lay sant bu baax di am mbégte ci toog ak yow jàkkaarloo ak julliti àdduna ci bis bu tedd bi nga xamante ni mooy mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam di ndokkeel julliti àdduna yëpp ci màggaayu ki nga xam ni moom la ñuy feeñal mbaaxam ak njàngaleem ci fàttaliku ci dellu ci valeur yi nga xamante ni moom la incarné mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla de suñu maam Cheikh El Hadji Malick ni nga ko waxee namoon tarbiyaam ci jëmm ju tedd jooju tax mu sancal ko fii ci Tiwaawan sancal ko këram sancal ko bés mu di bisu gàmm googu nag nekkoon bis boo xamante ni ci la daan jaarale njàngaleem ak jaayanteem ak ñi ko yàlla boole loon mu war leen wan yoonu siraatul mustaqim loola nag def na ko na mu ko amee woon aada di ko defee ci njàngale ci feeñalal leen lan mooy risaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy dox di dox ba ñi ko wuutu woon ñëw ñoom it tegu ca yoon wa mu tracé woon gàmmu nekk loo xamante ni moom dafa dàqoon lépp luy niru innovation wala boog loo xamante ni dañ koy delloo ci folklore ak tradition mais delloo si ko mu di jamonoy dëggal xaqiqa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loola nag la mu ca def
moo wàcc di wàcc ba yegsi ci sunu wayjur bu baax wi mu di suñu baay sëñ Babacar Sy Al Mansour na yàlla dëgëral ko yàlla téyel ko yenam yàlla mottalil ko mébétam ak yéeneem ci xadara maamam bi mébétam ak yéeneem ci diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mébétam ak yéeneem ci yoonu tariqa Cheikhna Cheikh Ahmed Tijani nu di ko ndokkeel ci bis bi ànd kook rakkam ju baax ja Serigne Haj Malick bu suñu baay maam Abdoul Aziz di ko ñaanal moom it yàlla sàmm ko yàlla dolli ko wér yàlla kattanal ko nu yàgg noo gunge ànd kook seen rakk yi ak seen doom yu baax yi leen jàppale ci liggéey bi cellule bi nga xamante ni moo yor wàllu communication bi di Zawiya Tijaniya dégg li nga xamante ni mooy orientation bu xalifa bi joxe mu nekk orientation boo xamante ni dafa tegu ci cohérence ci responsabilité bi mu am ci réew mi ba nga xamante ni lépp luy niru lorange bu war a tabb ci askan wi mbaa mu tabb ci njaboot gi ko yàlla dénk daa fexe ba lorange googu teggiku googu moo tax bu ñu seetee ba fi mbas mi duggeeg léegi la ca war yépp mu def ko ba nga xamante ni lépp lu médecin yi ak corps médicaux yi ak service sanitaire yi digle moom mu ngi ci subaak ngoon teg ko nag ci li ko charia may mu def ko ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njàngale mag ñi loola ci la ñu dëgg ba programme yi ñu def yépp ci wàllu communication dañ ko delloosi ci dématérialisation maanaam fexe ba li am solo mooy njàngale mi njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njàngale suñu maam Cheikhna Cheikh Al Haj Malick nu fexe ba mu yegg fa mu war a yegg te loolu jamono mayee na ko léegi mayee na nit toll ca gannaaw Makka di wax ak koo xamante ni mu ngi ca gannaaw mbaddaxun ñuy joxante li ñuy joxante ci xalaat ci jëmm di gisante loolu technologie de l'information et de la communication yi mayee na ko te gàmmu 2020 bi loolu mooy particularisme am mooy particularisme boo xamante ni mooy espace yëpp presque dañ ko dématérialiser waxtaan maanaam fexe nañu ba université populaire boobu nga xamante ni moo nekkoon vraiment marque de fabrique école Cheikh El Hadj Malick université populaire boobu ñu transposé ko jaarale ko ci xarala yu bees yi loolu moo tax boo xoolee ba ñu dooree burdu la ñu commencé di organiser ay webinaire yoo xamante ni ay thèmes yu bëri ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njàngale Cheikh Al Hadj Malick mais également ci tolluwaayu jamono parce que dañu nekk ci jamono joo xamante ni spiritualité dafa war a laxasaayoo ak li nga xamante ni mooy wàllu li jamono indi moo di yëngu moo di koom-koom waaye koom-koom boo xamante ni du dàqoo ak li nga xamante ni mooy valeur yi diine mooñe doomu aadama ba nga xamante ni du dugg ci lu lewul du jël bëtam rek teg ko ci am-am te lalewul wut am googu ci valeur yoo xamante ni mooy valeur yi nga xamante ni moom la ko diine mooñe loolu la ñu liggéeyee ba fexe ba message yi jàll ci internet yi ak ci plateforme numérique yi ànd ko nag aussi ak télévision yi parce que ñoom it seen taxawaay ci wàllu liggéey boobu lu ñuy dimbali la mooy fexe nañu ba lépp luy message jàll na te li ñu bañ ci dajaloo bi ak orientation yi xalifa bi joxe woon fexe nañ ba respecté ko ba nga xamante ni lu ñu waroon a jàllale ci message transformer université populaire boobu en une université numérique loolu jot nañ ko def ci jotaayu gàmmu gi démb lañ ko tëj moo nekkoon table ronde de clôture bi wax dëgg yàlla ñu dajafe ak ay borom xam-xam yu bëri ñii ci ñëpp sax njabootu Cheikh Al Hadj Malick lañu parce que Cheikh Al Hadj Malick ku fonk xam-xam rek njabootam nga ngir yàlla ak na mu fonke woon xam-xam ak rigueur intellectuelle ba mu daan doxalee
ci lu nekk loola moo taxoon ñu dajale fi ay professeurs d'université ñii ñu ngi ci réew mi ñii ña nga ca bitim réew waaye seen xalaat ak seen xel ak seen discipline màcc ci luy jëmale doomu aadama kanam luy jëmale diine kanam luy jëmale société kanam. sëñ bi tey jii bi nu egsee bërki ñetti fan yëpp passé am na programme boo xam ne da daan am te amul ren mën nañ ko comprendre son et lumière bi amul waaye am na beneen xalaat bu ngeen tëraloon mais bala may ñëw ci loolu dama bëgg ñu indi ci cohérence su mooy Serigne Babacar Sy Mansour cohérence waaye cohérence ci yéen cellule de communication bi ngeen jàpp ni fii dëkku xam-xam la dëkku gëstu la dëkku leer la ci wàllu xam-xam boobu ngeen indi ay thèmes yoo xam ne dafa dëppook jamono pour indi nit ñi ci wàll mais dafa am benn thème dafa am benn waxtaan boo xam ne dama la koy dégg très souvent koy wax nit ngëm-ngëmam tax itam ci nan la ko jàppee te ngeen traité ko tey jii nga bëgg bala may ñëw ci li nga xam ne am na rek ma ñëw nga jàppal ma nga defal ma synthèse bi ngeen def démb ndax démb borom xam-xam yi daje nan fi guddee nanu fi te waxtaan li sëñ bi waxoon ne nan sàmmonteeg distance yi def ngeen ko moo taxoon ma bëgg nga dellu si ma ci sëriñ bi waaw Abdoul Aziz démb moom li fi xewoon tabaarakallahu dafa nekkoon lu rafet wax dëgg yàlla parce que ay sommité rek ñoo fi daje woon ñi nga xamante ne seen spécialisation ci wàllu sociologie la ci wàllu falsafa ci wàllu njàng religion diine njàngale diine loolu dafa nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla dafa dëppoo ak moom sëriñ bi li mu namoon ci bis bi mooy lépp loo xamante ni day xaw a niru luy xaw a bañ a dëppoo ak moom orientation yi mu joxe nu dàq ko loolu sàmmonte nañoo ak moom tabarakalla ca la ñu jëloon ci ay thématiques aussi dafa nekkoon thématique yoo xamante ni jàjj nit ñi ci nu xam ni adduna kat dafa am ñaari cat yoo xamante ni ñoo ko seq mënoo leen a taqale mooy sacralité ak profane waaw am na benn boroom xam-xam bu wax ni lu sacré boo ko wëlbatee da ngay gis lu profane waaye nee na lu profane it boo ko wëlbatee da ngay gis lu sacré maanaam même ci li profane war nañ ko tëgge ak spiritualité boo xamante ni ak benn sacralité boo xamante ni dafay tax mu dëppoo ak li nga xamante ni moom la yàlla wax ci alquran ba muy yebal doomu aadama ci suuf inni jaa'ilun fil ard xalifatan waaw ngir mu mottali li nga xamante ni mooy li mu namm ci àdduna doomu aadama rek mu attan te li tax doomu aadama attan ko mooy la mu sol ca moom la mu wax ci alquran ni ko ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yasalunaka ani ruuxi mu ni ko waxal inna ruux min amri rabbi ni ruuxu doomu aadama mu ni ruux danañ la laaj lan mooy ruux waaye wax leen ni ruux ci man ci sama commandement la nekk yàlla yëkkati doomu aadama noonu loolu moo tax thème yi ñu jël mën nga defee ni sax wàllu lu profane la parce que ñu ngi doon traité ay thèmes wàllu entrepreneuriat wàllu tourisme religieux wàllu jàmm wàllu lu jëm ci wàllu mel ne dañu jël agriculture tasawuf wàllu agriculture voilà mu ngi noonu wàllu agriculture gis naa ko ci thème yi thèmes yooyu yëpp c'était parce que dañu bëggoon ñaax nit ñi ñu xam ni mag ñu baax ñu yàlla boole nekkuñu ñu nasax c'est des acteurs de leur société c'est des acteurs sociaux c'est des acteurs religieux d'abord c'est des acteurs sociaux c'est aussi des acteurs de développement parce que gis nañu li ñu def ci wàllu liggéey ci wàllu mbay ci wàllu commerce ndax sëriñ day am métier taalibe yi day am métier sëriñ day am métier taalibe day am métier loolu dafa nekkoon loo xamante ni jamono dafa jot ñu fàttali ko nit ñi yeeyaat leen ci dolli seen pas-pas dolli seen yitte
parce que yitte dafa nekk baat bu am solo surtout ñun ci suñu yoon ndax al himma at tarbiyatu bil himma day dugg si ci loolu énergie spirituelle bi nga xamante ni moom la ñuy mooñeen taalibe Tijaan du rek di xëy suba di dem di def say lawazim ak say wazaif ak ya ca tegu yëpp ci ay daawaat ak ay azkar ak waaye dafa bokki nga xam ni tu as un principe de ton époque principe bu époque bi ngay dund nga lu époque bi laaj rek da nga ko war a def ndax suñu sëriñ Cheikh na Cheikh Ahmed Tidiane wax na ko bis sirri zamani ka sir nee na ni sa jamono di doxe noonu nga war a doxe donc jamono li mu laaj tey mooy yëngu boobu dafa nekk loo xamante ni sur le plan communautaire war nañ ko gën a organiser ba nga xamante ni ndaw ñi daañu xam ni société bi ñu nekk ñoo ko war a tabax du ndaw ñi rek sax waaye élément bu nekk ci biir société bi rek da nga xam ni da nga am rôle boo ci war a jouer rôle boobu da nga ko war a maintenir di ko dox di ko jëfe te du am lenn lu mu dàqoog sa spiritualité ak sa ngëm yàlla. dëgg la sëriñ bi loolu nga wax naa ci dellu si rek léegi ndax sa wajur Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum yàlla na yàlla yokk leeram taas nu ci barkeem dafa daan wax bala ñoo mën a àgg ci niveau de développement dañuy àgg ci docteur bi génne hôpital ñëw jiite jumaa ji delluwaat te hôpital wala mécanicien bi futti tenue de travail am jiite jumaa ji doog a dem beneen bi ci des message la bu nga xam ni sa wajur sëñ Abdou Al Amin moo ko daan wax yàlla na yàlla yokk leeram dafa daan wax naan ndaw dafay am itte nee na ba nit bu amee itte kenn mënu koo appal mën na àgg fu ne moo te yooyu yëpp dafa am solo te mag ñi ñu fekk leen jagsaawa ngi fi muy ay tool jàmm gën a ngi fi sa tool maam muy ay tool yoo xam ni sëriñ bi da ci daan bay bu ci lam ca am mu dunde ko noppal taalibe yi ci indil leen ma wala laaj leen ma nangam defe naa loolu approche bi feeñ na ci fi bi ngeen def mais bu ñu jàppee ci wàllu communication daan nañu daan nañ waxtaane nii mais webinaire bi am ak ñi ñi toog ak synthèse yi am yëpp jafe woon na lool bu fekkoon ni lii amul ñu mën ko am kon lu ci nekk mbas mi metti na kii na waaye am na lu mu may ñu mën a gën a mën a communiquer ci wàllu woowu defe naa loolu aussi am nga ci njàngat waaw loolu am nañ ci njàngat mu yaatu mooy benn mbokk mi moo ko wax dem ni man day defe naa ni bu fekkoon ni mbas mi ñëwul ba ñu nit ñi développé li ñu développé ci wàllu dématérialisation mu ni ma jàpp naa ni li ñu liggéey ci gàmmu gi duñ ko mën a liggéey parce que ñun ñi fi daan daje dañ fi daan daje benn fan rek parce que xat-xatu gàmmu tax na benn fan la nit ñi mën a daje passé benn journée waxtaane ay thématique mais bii tegle nañu presque lu mat juróom-ñaari fan bés bu nekk daañu am thème boo xamante ne moom la ñuy waxtaane bu wuute ak li ñuy waxtaane ci télévision nit ñi di mën a gisee parce que disponibilité boobu moo dul yomb parce que ñañ ci woo ay borom yi responsabilité lañ boo leen teggilee maanaam bés bu nekk nga boo bëggoon tey bés bu nekk ci juróom-ñaari fan yooyu nga jëlee leen Dakar indi leen Tivaouane ragal naa ni duñu ko mën waaye dématérialisation boobu ñu def ci plateforme yi permettre na leen ñu mën am disponibilité ba nga xamante ni wax dëgg yàlla ba saa wu ñu leen woowee ñoom ñëpp daañu teew te la ñu war a def ci wàllu waxtaan yi dañu ko matale. sëñ bi ñu ngi tey ci li nga xam ni mooy dañ daan am ci cohérence parce que baat boobu bari na lu may fekkee jataay lu koy génne cohérence su sëñ Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidianes cohérence su moo indi tey jataay bi tey ñu war a am may fàttali mbokku téléspectateurs yi monsieur Aly Ngouille Ndiaye egsi na ministre de l'intérieur mi ngi ànd ak ki mooy gouverneur de la région monsieur Ndaw ak ki nga xam ni mooy monsieur Makan Mbeng préfet département Tivaouane léegi la Diagne si Mbeng maire Tivaouane dugg si Seynabou Gueye Touré présidente conseil départemental aussi dugg si na may wax ni ku ñu wax El Hadj Mansour Sarr bu bàyyi Mëniru Sarr Mëniru Sarr mu soxna Fat Si mu maam Cheikh Seydi Hadj Malick mi ngi ci jataay bi sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy ibnu sëñ Mansour borom daara ji mi ngi ci jataay bi ñuy xaar bu ci li ka ne moo teeru ministre bi ànd ak Abdou Hamid mi maa toogal tey ñi ngi ci cohérence defe naa ni buñ ko tuddee mooy tofalante jëf ak wax du toppante ba sës rëkk buñ ko tëralee ca bu fegee
kenn du ci mën a am di bindi di teg benn dinga boobu cohérence ci sëñ bi ba ci fii lan nga nu ci wax léegi sëriñ bi defe naa ni sëñ Mansour si sunu kilifa sëñ Mansour si Jamil mi ngi egg si léegi defe naa ni bu ci kanamee moom it dina ñëw ci plateau bi ñu may ko mu waxtaan defe yónnee message am moom tamit sëñ ma bàyyi la nga continuer. ok Abdoul Aziz da nga tudd baat bu am solo muy cohérence mu ndar kepp démarche bi nga xamante ni suñu kilifa suñu sëriñ suñu bàyyi sëñ Babacar Sy Mansour moom la utiliser parce que ku ko xam-xam ko ci responsabilité xam ko ci bu waree addu ci mbir la mu ca war a def da ko cay def na mu mat cohérence bi moo di bi mbas mi duggee ci Sénégal médecin yi wax mu dégg la ñu wax dëppale ko it li ko diine sant ak li ko sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu njëkk a def mooy xew-xew yi daan am fii ci xurum bi ba ca njëkk gannaaw bi mbas mi feeñee Sénégal moo nekkoon ziara général mu xëy dàq ko ba mu ci jógeeg léegi lépp loo xamante ni dajaloo la buy indi mbooloo ci Tiwaawan bu jotee joxe na ndigal ngir ñu bañ ko organiser mais loolu dafay fekk ci décision bi mu jël ci wàllu jumaa yi ndax loolu shariatan yàlla daf ko ci jox ak ci sunna daf ko ci jox ay raison yu leer yoo xamante ni ay maamam mu di maamam Cheikh Al Hadj Malick lu mel ni su amaan ci réew daan na def jël démarche bu mel ni démarche bi mu jël moo di la ko médecin yi digal mu doxe ko comme la médecin yi joxe woon boobaak léegi jugewu fi te feebar jugewu fi cohérence moo maye lii nga xamante ni moo di gàmm nga xam ne taalibe yëpp dañ ko doon xaar mu neex ci xol yi neex ci kanam yi mu dàq ko ngir sàmmonte cohérence boobu mais sàmmonte ak dëgg parce que dëgg rek moo am solo dëgg moo am solo cohérence boobu moo indi fa tabarakallah xale yi doon jàng ci daara ji mu confiné leen ngir bañ feebar bi law fii ci Tiwaawan kooku defe naa ni waaw cohérence bi daal moo defe naa ni dafa mel ni suñu kilifa sëñ Mansour Sy Jamil moom it mi ngi damay bëgg nga may ko rek mu toog mu yónnee na benn message mi jazakumullah mi ngi nii sama ginnaaw d'accord incha allah waaw kon nee na mi ngi ñëw dañ koy bàyyi mu concentré wu ci loolu lañ tolloon ci wàllu cohérence boobu nga egsi ba tey fii ñu egsi tey defe naa ni am na ci li ñu jógee nii am na message boo xam ni di nga ko yónnee ci ñi nga xam ne ngërëm yow ci ñi nga xam ne ñoo bokkoon borom xam-xam yi nga woowoon ñu ñëw fii ak ñëpp ñoo xam ne jàpp nañ ci defe naa ak wàllu communication bi ñi ci télévision yi yëpp ñëwee rek defe naa ni tey jii occasion la pour nga mën leen a yónnee yow sa ngërëm jàpp leen ci muy nekk kàddu goo xam ne da nga koy jël bi xëy na sax sëñ bi jaar ci waaye yow comme yaa yor cellule de communication bi ñu waxtaan ci wàllu tabarakallah Abdou Aziz loolu nga may ma rek d'abord sama xel dafa dem daj ñaar benn bi mooy suñu wayjur Haj Malick sëñ Pape Malick Sy radiyallahu anhu yàlla dolli ko leer fu mu tëdd ni ki daaw lii ñu jëmoon muy gàmmu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dundandoo woon nañ ko moom tabarakallah ñu xam ko ca passion ba ak cofeel ga ci maamam Cheikh Al Hadj Malick turandoom mu daan ko taxaweek nun yàlla dogal li mu dogal ci moom tabarakallah mu diis loolu waaye nag jullit moom bu nattu bu mel noonu dalu ci kawam di ko ci yàlla digal rek moo di mu nangu ko nu nangu dogal bi tabarakallah gàmmu gi dellu si suñu xel faw mu daj ko dëgg la te suñu xel daj na ko bu baax a baax a baax ñu di ko ñaanal fa mu tëdd yal na yàlla dolli ko fa la beneen bi moo di suñu mbokk
boo xamante ni yàlla daf nu booleeg moom mu am cofeel ci xadra bi lool mu di Jean-Pierre Lers. Jean-Pierre Lers dafa nekkoon koo xamante ni coup de foudre la amoon ak Cheikh El Hadj Malick loo xamante ni ñun mënuñu ko expliquer. ndax man bi may laata may dajeeg moom mësuma ko xam mësuma ko dégg. nit laa tudd rek ni ko nangam daal bëggoon naa xalaat ci waaye gisaguma ku ma ko mën a defal mu ni ma am na ku ma xalaat mu ni ma c'est un grand réalisateur et un grand scénariste. mu ni ma danaa fexe ba ngeen daje nga expliquer ko sa projet bi nga am dana la ci wax lu mu ci xalaat. tabarakallah ba ñu njëkkee daje ba waxtaan ma wax ko li ma bëgg mu ni ma mën na nekk liggéey ko ci anam bu yéeme boo xamante ni suñu way jus Cheikh Abdoul Aziz Al Amin yal na yàlla yokk leeram. amiin amiin. bi ñu ñëwee wax ko def ni ñu li ngeen bëgg a def de bu fekkee ni charia dàq ko sunna dàq ko mën ngeen ko def. ma ne ko incha allah daañu sàmmoonteeg charia daañu sàmmoonteeg sunna. tabarakallahu première édition ba ñu si def bi ma dellu see ñëw seet si ko dafa ni ma yéen daal xaw ngeen sotti samay ronxoñ. mu ni ma dégg ngeen tëggee mimie bu seen maam Cheikh El Hadj Malick ak xale yi nañu ko doon wayee ak mise en scène ba ak kër yi. tabarakallah mu ni ma fi ma toog ci salle bi di ko seetaan sama yaram daw na ba sama ronxoñ xaw na sotti ko. Jean-Pierre nag loo nekk koo xamante ni wëllëre la woon mais am cofeel ci kër Cheikh El Hadj Malick daf ma daan wax ni ma man Cheikh Sadbou Cheikh Sidaati moo ma tuubal. moo ma dugal ci diine l'islam mun ma waaye man fii laa bokk daf ko daan wax di ko répété man fii laa bokk bi mu nelawee it laata mu nelaw bi ko feebar bi daanale dafay wax Badara Sarr mi mu doon liggéeyal ni ko yow kat na nga wax Cheikh Abdoul Hamid ni ko maa ngi tëdd hôpital ni ko soxla naa ñaanam bi mu nelawee Badara woo ma ni ma li mu mujj wax daf ma ni bu nelawee na ngeen ñëw taxawu ko ma ànd ak sëñ Sidi Ahmed ñu dem fa taxawu ko tabarakallah mu nekkoon koo xamante ni li ñu liggéey ak moom dem na ba nekk institution ci gàmmu gi ndax ba ñu ko commencé ak depuis 2011 lañ ko commencé 2011 ba 2019 ñu ànd ko ak moom di ko def yàlla dogal li mu dogal ci moom mu nelaw ci weer yële passé tabarakallah ñu di ko ñaanal yàlla moom it yal na yàlla dolli ko leer tabarakallah di sant nag ñi nga xamante ni ñooy ñi ñu àndaloon ci wàllu liggéey bi ci webinaire yi professeur duma lim ñëpp parce que ma limee mën naa juum waaye tabarakallah ils se reconnaîtront ci li nga xamante ni liggéey nañ ko ak ñoom sur le plan scientifique mais liggéey ko aussi ci wàllu taxawaay ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp comité scientifique boobu vraiment nekkoon ci Mbaye Thiam ñoom professeur Abdou Salam Fall ñoom docteur Bakary Samb ak ñi ñu ànd ak ñëpp ñoom docteur Jamil Ñaan tabarakallah nu ngi leen di sant ñoom ñëpp. sëñ bi dafa mel ni xalifa baa ngi ñëw xam naa dama lay bàyyi ndax xam naa yaa ko war a accueillir. jërëjëf ma bàyyi la ba ci kanam bu nu paree dina ñëw pour def résumé bi. incha allah ndax déclaration yi dinañ ci am benn jàngat bu ñu ci def. jërëjëf dama lay bàyyi nga dem. xalifa baa boobu mu ngi doon di. mbokku téléspectateurs yi fi may waxee ak yéen foofu la sëñ Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes excès mi ngi ànd ak ki nga xam mooy sëñ ma Habib Sy bu sëñ da baax sëñ baa ngi noonu di egsi mi ngi noonu di nuyoog sëñ Abdou Hamid ci li nga xam ni moom la def Pape Youssoufa ngi noonu ànd ak ñoom daaw góor mbooloo mi tey jii xam ngeen ni mu ko defee daf ko defee noo xam ni noonu rek la bëggee Hadj Malick Sarr mi ngi ci Pape Makhtar Kébé tamit mi ngi fi si Malick maa ngi ziar bu baax si Malick maa ngi ziar bu baax Pape Makhtar Kébé def naa ni Pape Makhtar moom bu ñëwoon rek may ma une minute rek Pape Makhtar une minute rek benn minute rek Pape Makhtar Kébé xam ngeen ko buñ ko tuddee xel yëpp dem ci sëñ Abdou Aziz Malick Dabakh moo nekkoon ak moom sëñ Pape Makhtar nga nuyoog téléspectateurs yi rek ñi ngi fii tey ci toog ak yow démb amoon noonu waxtaan ak yow sëñ Mansour ak sëñ Maodo yëpp dinañ ko génne waaye sëñ Pape Makhtar àddinaa ngi noonu ñii la demee tey ba tey ji nga jàpp ni dëppale nañu diine ak li xew-xew jamono bàyyi na mi rek ma bàyyi la nga dem toog ba nu ko mayee. waaw Papa du xanaa ñu àdduna bi yëpp rek ndokkeel leen ci bis bu tedd bi ñu nekk muy gàmmu gi nii ko xalifa bi defee noonu rek la ko yàlla bëgg
ku ci nekk xam na ne ci jamonoy mbas la ñu nekk te jamonoy mbas nag mbas la tudd te am na lu ci sallallahu alayhi wa sallam santaane sàmmoonteeg nag xëy na waxtu yu moo ko doon maye waaye li ñuy tudde maqasidu shariati al islamia ci sàmm bakkan ak sàmm diine ban moo ci war a jiitu loolu bu neexee yàlla ci kanam xalifa bi dana ci waxtaan. incha allah pour wan leen ne leen lii ñu teg ci sharia lañ ko teg. incha allah jërëjëf El Hadj Pape Makhtar Kébé bu ci kanamee léegi mbokk yi di ngeen ko dégg moom mi nga xam ni moo war a jékkati kaddu ci arab ak ci wolof yëpp ci li ñu war a def sëriñ baa ngi noonu sëñ Babacar Sy Mansour egsi na mi ngi ànd ak Pape Youssoufa Diop mi ngi ànd ak sëñ Habib bu sëriñ Mansour borom daara ji kooku nga xam ni ñaari cër la am ci moom ci wàllu woowu. mi ngi ànd ak Pape Makhtar Kébé wax naa leen ko mi ngi ànd ak Malick Sarr bu Anida di kenn moom it ci kër gi waaye mbokk yi ñu leen di fàttali rek ni Jamaatul Nuur al Sunniya mooy kuréel gi nga xam ne moom leen dénk liggéeyu jumaa ji am na cër bu mbax bu rëy boo xam ni sasu bi mu dal ci liggéeyu jumaa ji ak ni ñu ko bëggee incha allah ka nekk ca booba di Hadj Makhtar Cissé ak ñam ca àndal ñëpp rek jarul a lim waaye buñ ko gërëmee rek gërëm ñëpp ak ki nga xam ne mooy président commission technique bi nga xam ne mooy jamaat monsieur El Hadj Bokar Ndiaye ak ñi ci ànd ñëpp rek cellule yëpp rek ñu leen di gërëm di leen sant Khalifa Babacar Badiane it aussi di ko nuyu moom it ci ñi nga xam ne ci lan bokk Hadj Dame Diop Mansour borom cër bu rëy boobu borom taxawaay bu rafet boobu Hadj Dame Diop Mansour bi nga xam ni fu nekk rek ci kër gi am na fa lu mu fa dugal loxoom loo xam ne tey jekkal na taxawaayam ci biir kër gi moom it Dame Diop Mansour defe naa ni mbokk yi lii nga xam ni moom la ñu war a dund tey jii rek lan ko mës a dund mooy déclaration boo xam ni ministre de l'intérieur day ñëw toog ànd ak gouverneur de la région ak préfet département ñoom rek ñu ñëw toog ak sëriñ bi mu tànn lu ma juróomi nit indaat ak ñoom loolu mooy li nga xam mooy geste barrière yi ànd ak njaboot gi nag ànd ak ñoom sëñ Mansour Sy Djamil di egsi na léegi maa ngi leen ko doon wax moom xam naa bu nu passé ci lii dina ñëw moom it jàllale li nga xam mooy waxtaan wi mbokk yi ñuy gërëm bu baax ki nga xam ne mooy Matar Samb bi dëkk Kër Maas di rakk ju baax joo xam ni jëfam ci biir xadara bi ak lépp ak taxawaayam ci biir kër gi ci li nga xam mooy jumaa ju bees ji di gërëm Pape Songa Diouf mu nekk maire Ngexoox di député maire moom it am taxawaay Massamba Ndiaye nekk président de la République ñoom ñëpp waaye sunu xel dem na ci sunu nijaay nag sunu kilifa El Hadj Mansour Mbaye El Hadj Mansour Mbaye ci at yi El Hadj Mansour Mbaye ci tànk yu métti El Hadj Mansour Mbaye ci yéenam tey teewu fi tey mu mel ni tey jii dañ ko yónnee message di ko nuyu di ko sargal di ko ñaanal yàlla may ko fan gudd ak wër El Hadj Mansour dundal lu yàgg sakk nga ci diine ji sakk nga ci tarixa bii nga ne ndax dégg nga ba tey sëriñ bi nii El Hadj Mansour Mbaye sunu mag la moo nuy magal kon cër boobu la yàlla jox yàlla na ko yàlla saxal te wéral la te sàmmal la bàyyi la ci kanamu njaboot gi ba nga fekke lu baree bare fekk lépp mun la nekk waaye fekke lu bari mën naa nekk yàlla na ko yàlla def mbokku téléspectateurs yi defe naa bu ci kanamee léegi ñun dugg ci li nga xam ni mooy waxtaan woo xam ni xam naa ni message yu sëriñ bi la ñëpp di xaar ginnaaw bi nga xam ni le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ñëw na xam ngeen ko moom jolof la te ku tudd maam Cheikh Seydi Hadji Malick tudd waa jolof moom mi nga xam ni monsieur Aly Ngouille Ndiaye mooy ministre de l'intérieur ñëw na mi ngi ànd ak délégation moom it bu restreinte ñaari nit ak préfet ànd ak le gouverneur de région ànd ak mi ngi feggoo ak le député le maire de Tivaouane Diagne Sy Mbengue mi ngi ak ki nga xam ni mooy la présidente du conseil départemental Seynabou Gaye Touré fekk na fi salaamaaleykum mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di yëkkati sunu ziyaar teg ko ci sunu sëriñ sëñ Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes yàlla na yàlla wéral ko te sàmm ko moom ak sëriñ Maodo rakkam yàlla wéral ko te sàmm ko sëñ Babacar Sy Abdou ak njabootu maam Seydi Hadji Malick gi teew yépp di ndokkeel sëriñ bi ci bis bi ci màggaayu bis bi waaye di ci ndokkeel bépp xalif général bu nekk ci réew mi te tey jii bis bi ñëpp bokk ko ñi ngi ñëw tey ci li nga xam ni moom la sëriñ bi digle woon ñu sàmmoonte ak moom ci ba mu waxee ni ku ne na gàmmoo sa kër taalibe yi wéyal loola tey jii nag mu am gan goo xam ne dafa jóge ci njiitu réew mi ñëw teewee ci bis bi kookooy monsieur Aly Ngouille Ndiaye
ministre de l'intérieur xam nga moom ñëwam ci bis bi këram la dëkkam la mi ngi ànd ak le gouverneur de la région de Thiès mi ngi ànd ak ki nga xam ni mooy monsieur Makan Mbeng le préfet département de Tivaouane ci teewaayu maire Tivaouane Diagne Sy Mbeng ak la présidente du conseil départemental bu Tivaouane Adja Seynabou Gueye Touré sëñ Babacar Sy Mansour mi ngi ànd ak njaboot gi wàññi ko nag na nga xam ni moo dëppoo ak ni mu bëgg kon defe naa ni li nu war a def mooy ñuy ubbee jataay bi waxtaan woo xam ni dañuy jox kàddu gi monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye mu yëkkati kàddu ba lu ñuy ñëw ci li nga xam ne moom la sëñ bi war a wax monsieur le ministre vous avez la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيرين أبا بكر سي ابن سيرين منصور سي ابن سيدنا ومولانا الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه xalif général de Tidiane maa ngi lay nuyu te di la ziar ci turu président de la république El Hadj Macky Sall mi ñu fi yebal ma ànd fi ak gouverneur de la région de Thiès Mouhamadou Moustapha Ndaw ak préfet de Tivaouane Makan Mbeng ñu ñëw fekk fi président du conseil départemental Seynabou Gueye Touré ak maire Mamadou Diagne Sy Mbeng de Tivaouane sëriñ bi délégation bi nag wuute na ak ni ñu fi ñëwee woon daaw li ko waral mooy mbas mi wër àdduna te dugg ci réew mi ci weeru mars bii sëriñ bi maa ngi nuyu mbooloo mu sell mi nga ànd ak di nuyu mbooleem muqaddam yi ak kilifa yi diine yi nga xam ne yéen a bokk réew mi sëriñ bi maa ngi lay ziyaar sa rakk suñu xarit suñu wëllëre sëñ Pape Malick Sy Aboubacar mi nga xam ne daaw ñoo bokkoon ak moom jataay bi di ko ñaanal yàlla mu xaare ko àjjana maa ngi nuyu mbooleem sa rakk yi di nuyu muxaddam yi ak mbooleem ñi teewal seen réew fii ci Sénégal di nuyu mbooleem kilifa yi diine yi ak kilifa yi aada yi ñi ñëw ci xew-xew bi di nuyu tamit ñiy jot ci kaddu yi ñu nekk ci réew mi ak ñu nekk bitim réew di nuyu mbooleem njabootu Seydi Hadj Malick Sy sëriñ bi président de la république rafetlu na sa taxawaay bi mbas mi duggee ci réew mi ba léegi gannaaw bi mu jëlee motuwaay yi ci njëlbéen ga sëriñ bi fi mbas mi di dugg dafa dajeek ñuy dëgmal ziyaara général bu Tivaouane nga am ci taxawaay bu am solo ndax ñépp ngi doon riiral di wut ci Tivaouane nga jël dogal ñu fomm ndaje bi
yamuñ ci loolu mbooleem daanaka lu xadara bi ne nañ ñi topp li kër docteur wax ndaje yi bañ a am loolu doyut sëriñ bi jàpp naa ne yow la ñu gis ci kilifa diine gu njëkk a nangoo takk sol masque taxaw ci public loolu it jàngale loon ndax ñun ñëpp gis nañ ko dugg nga ci mbooloo xàmmewul la ak ñeneen ñi te gëm naa ne dara lu war lu ko lu mooy jàngal nit ñi li nga xam ne lii moom lañu war a def sa muy lu am solo loolu nag jàpp na ne danga koo jël ci sa maam Seydi Hadji Malick Sy ndax fekk na fi mbas Seydi Hadji Malick Sy fekk na fi mbas ca Ndar bi tubaab bi diglee ñu ñàkku nit ñi bañ ci jàngaleem ma moom mu dem rang ñu ñàkk ko nit ñi gis ko topp ko daldi dem ñàkku ji mbas fekkaat na ko fi mu digle ne nañu wax li kër docteur wax ca la bindoon benn bataaxal tuddee ko nasiatul iqwan fi tasfiil abdan mu faram fàcce ci lépp luy mbas li ñu ci tere ak li ñu ci digle boo demee ca bataaxal bi di bëgg a jeex ba ne ci bataal bi xal boobul bi muy bëgg a jeex sëñ Maam Maodo wax na ci ne bu leen wuute ak kër docteur ndax ñoom ñoo am xam-xam man mii di seen sëriñ lu ñu leen digal lu ñu digal ci lay nekk kon sëriñ bi ñi ngi sàkku ci yow ak ñaan ni ñu ko sàkko woon daaw nga ñaanal président Macky Sall ñaanal réew mi nekk ci jàmm nu ko sunu maam Hadji Malick Sy daan ñaanalee mbooleem jullit yi yërmande ak jàmm maam Hadji Malick jullit yépp ci njabootam la nu bokk moo tax mu ne yërëmal mbooleem jullit yi yow saa boroom ndax yow a yërmande yaa leen bind te yaa leen yar kon nag yërmande yu jaatu jooju mi ngi ci yéen ñi ko fi nekkal loolu moo tax sa maam woote bés bu mag bii di gàmmu ngir cofeelam ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak yërëm xeetu Muhammad alayhi salaatu wa salaam mu taalif ci ay téere yoo xam ne yépp dañuy xamle jikko yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak aw doxalinam ngir nit ñi roy ko moom daal dafa tegoon tànkam ci farata ak sunna boole ci làmboo mboolem melo yu rafet yi ñu bëgg ci nitu yàlla maam Maodo kaana sujaan aliman adilan nekkoon na jàmbaari lislaam nekkoon na boroom xam-xam bu mag te nekkoon na ko màndu loolu lépp nag dafay tegtale donn gi mu donn woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam al ulamaau warasatul anbiyaahi boroom xam-xam yi ñoo donn yonent yi bokk na ci ñaan yi mu doon ñaan yàlla moom Hadji Malick maam Hadji Malick mu ne yàllaahu yaa ayu yaa qayyuumu yàllaahu yaa kaashifa durri wal balwaahi yàllaahu yow yàlla muy dund ba faw te doo fi jóge yow yàlla mi nga xam ne yaa fi sax ba faw yow yàlla miy wàññi lor yi ak balaay gannaaw loolu sëriñ bi maa ngi lay ndokkeel
ci bés bu tedd bii ci bés bu màgg bii muy bés buy màggal gane àdduna gën gi mbindeef Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne yàlla moo ko màggal su ma yeboo sax ne wax ne lii ñu koy defal moom muy gàmm sunu boroom moo ko njëkk a defal ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam leeram la yàlla njëkk a bind ci asamaanu juróom-ñaar bind ci suufu juróom-ñaar bind ci mbindeef yépp lii nag ci baatin la waaye ci zahir mi ngi gane àdduna fukki fan ak ñaar ci weer wi ñuy nekk muy rabiul awal tombe ak bésu ñey ya ci atum tombe bésu tey bi ci atum ñey ya tolloog 571 ci juddu yonent bi yàlla Isa ca makkatal mukarram bés bi mu gane àdduna yépp leer penku ak sow àdduna bi bég ba mala yi sax seen biir ñuy nokkalante kon yàlla na yàlla fayal nu suñu maam Seydina Alaaji Malick Sy moom mi ñu baaxee lii njabootam taxawee ko ci gannaawam taxawaay bu rafet ba yóbbu ko tey ci dimension bii kowe bii sëriñ bi président Macky Sall nee na wax la ne liggéey yi mu fi tàmbali woon yépp dana ko àggale mu jëm ci wàllu hôpital jëm ci wàllu assainissement jëm ci wàllu tali jëm ci wàllu ndox jëm ci wàllu courant ndax dëkk bi moo ko laaj lépp lu dëkk bi soxla muy sa yitte di yittey dëkk bi bu ci jotee taxaw ci ba mu sotti mi ngi feddali sa kóllëre ak moom mi ngi feddali it kóllëreem ak njabootu Seydi Hadji Malick Sy gépp sëriñ bi ren nawet bi baax na naam am na ay yàqu-yàqu yu bari yu mu am ci yenn dëkk yi waaye yaakaar nañu ñoral lu ëpp li nu daan am ci mbooleem xeetu meññeef yu ñu jiwoon ci réew mi ci barke bés bi nga ñaanal ñu muurloo ko ginnaaw loolu sëriñ bi ñoo ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool te wér wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf monsieur le ministre yal na yàlla wéral la te sàmm la bu baax yàlla defal la lépp loo njort te muy lu baax yàlla teg ko ci sa loxo te mu ànd ak wér ak sa njaboot gi yépp sëriñ bi monsieur le ministre sëriñ bi ci nu mu bëggee jataay bi demee noonu terewul mu ànd ak lëf ci njaboot gi teewul la jox la sa wàccuwaay bokk na ci kii dend ak moom sëriñ Mansour Sy Djamil di taaw sëñ Moustapha Sy Djamil di xalifa ci kër sëñ Babacar noonu la ko sëñ bi waxe ñu ngi toog ci jataay bi mi ngi ànd ak kii ma fegool sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy im sëñ Mansour borom daara yi bokk na ci sëñ Habib Sy moom nga xam ni mooy bu sëñ Mansour borom daara ji sëriñ Abdou Hamid Sy mi nga xam ni moo yor cellule communication gàmmo gi mi ngi ci jataay bi. bokk na ci jataay bi sëriñ Mansour Sarr mu bàyyi Mansour Sarr mu soxna Farsi mu maam Cheikh Seydi Hadji Malick Pape Youssoufa Diop mi ngi ci jataay bi bu bàyyi Moustapha Diop bu bàjjen Asetu mu maam Alaaji Malick bokk na ci Malick Sarr di ci doom ji sëriñ bi Pape Makhtar Kébé mi ngi nii toog bu ci kanamee léegi moom loon di jox kàddu gi mu joxe message yu sëriñ bi Sidi Ahmed Sy Al Amin tamit mi ngi ci jataay bi Adi Sy mi ngi ci jataay bi ak kenn koo xam ni taxawaay bu rafet la muy Abdou Aziz Ala Ndiaye moom it mi ngi ci jataay bi kon monsieur le ministre ñii mooy li nga xam ni sëriñ bi daf ko tànn ci njaboot gi rek muy lu restreint pour mu mën a ñëw teeru la jox la sa wàccuwaay Mbaye Fall it docteur mi ngi ci jataay bi waaw Hadj Mansour Sarr tuddoon naa ko léegi
sëriñ bi dafa bëggaat mu tuddaat ko ndax teewaayam bu rafet bu bàyyi Muniru Sarr mu soxna Farsi moom Seydi Hadji Malick moom it mi ngi ci jataay bi. kon mbokk yi dañuy jox Pape Makhtar Kébé mu yëkkati kaddu mooy li nga xam ne moom la sëriñ bi jëmale ci askan wi da koy wax ci arab bu nu paree dina ko firi ñu déglu Pape Makhtar Kébé. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi alladi abdaa nidaam almawjudat wa xalaqa almaxluqaati kullaha biqudratihi almutlaqa wa sawara alcawaalima kullaha xasba iradatihi alnaafida allati la taxudduha dawaabit wala tuqayiduha quyuud fa huwa allahu almaliku almuqtadiru almuhayminu alladi yaxkumu ma yashaa wa yaxluqu ma yashaa وما أكثر المخلوقات المرئية وغيرها وما أكثر العوالم المشاهدة والمغيبة وكل من هذه العوالم يحكمها قانون إلهي محدد ومضبوط ويسير وفقا لإرادته سبحانه وتعالى يقول الله في محكم تنزيله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ومما شاءه سبحانه وتعالى أن أوجد من ضمن هذه المخلوقات والكائنات مخلوقا وكائنا حيا عاقلا مميزا يسمى الإنسان وحمله أمانة ومسؤولية جسيمة ألا وهي أمانة الخلافة أي أمانة تعمير الأرض وتسيير أمورها حيث يصبح الإنسان مكلفا بالتأمل والتدبر ومحاولة فهم السر الإلهي من قضية الإبداع والخلق وإيجاده وحمله هذه الأمانة التي عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان ومما شاءه سبحانه وتعالى أن اصطفى من بين الناس رسلا وأنبياء أرسلهم لهداية الخلق وإرشادهم وتوجيههم إلى الصراط المستقيم فكان كل نبي ومرسل مبعوثا إلى قومه وفق فترة زمنية محددة إلى أن شاء الله أن من على المؤمنين وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فقبل ولادته الشريفة كان العالم يعيش في ظلام دامس وجاهلية جهلاء بكل ما تحمله الكلمة من معان ودلالات وعادات وتقاليد وتصرفات همجية وحشية وتصورات باطلة فاسدة ومضلة وعليه فمجيئه صلى الله عليه وسلم يعد بحق من أكبر نعم الله ورحمته على العالمين لاحظوا معنا كيف اختاره مولاه لينور البصائر ويحيي القلوب الميتة روى ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرقت الأرض بنور ربها أشرقت الأرض نورا وأشرقت الأرض بنور ربها وفي خروج هذا النور منه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وزالت به ظلمة الشرك كما قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم اختاره الله من الناس رؤوفا رحيما بأمته وأرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا فكان صلى الله عليه وسلم بشرا مثلنا يحس كما نحس ويفكر كما نفكر ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق إلا أن بشريته مؤيدة بالوحي الإلهي فأصبح الإنسان الكامل والرسول الخاتم الذي يوحى إليه والمجتهد المعصوم
الذي اتصلت في سيرته الأرض بالسماء وامتزج النسبي بالإطلاق والخلود في كل صفات الكمال، فهو مرشد وهاد في الطريق الموصل إلى الله تعالى، وإمام وخطيب مفوه، وأمير يرسل الرسائل ويختم المعاهدات، وقائد يتقدم الصفوف، وزوج عطوف، وأب رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا النبي الرحيم لو عرفت البشرية قدره ومقداره حق المعرفة وفهمته حق الفهم لهامت به حبا ووجدا، ولو تغشت الأرواح ذكراه الجميلة لثارت أشواقها وفاضت عيونها بالدموع ولقشعر جلدها وهي تخطو إلى عالمه، عالم النبوة الطاهر، عالم الصفاء والمشاهدة، عالم التزكية والتربية وصياغة الإنسان صياغة تحقق إنسانيته وتسمو به إلى مدارج الكمال ومعارج الأنس. يقول مولانا الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه: يا عاذلي لو حزت علما لم تلم، هل عدل مثلي لم يكن بحرامي، ملأ الفؤاد قضاة الشوق والهوى ألما ووجدا يا لطول هيامي. فكيف لا وهو الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن اختاره للوجود وليا مرشدا وشيخا عارفا بعيوب النفس ومزالقها، فغرس الحقيقة المحمدية في قلبه الطاهر حتى فتحت له هذه الحقيقة آفاق السمو نحو الأعالي، وشرفه الرسول صلى الله عليه وسلم باحتضانه بكل حنان وضمه إلى صدره بكل شفقة وفرح وأمان، فأدى به ذلك إلى تتبع حياته العطرة وسيرته المباركة التي كلها أنوار وأخلاق وإرشادات وتجليات، وعرضها عرضا مبسطا يجعل الناس يهرهون إلى ساحة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به قولا وعملا. يقول مولانا الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه: وكل ما أفعله نويت فيه أسوته صلى عليه مصطفيه. ولفرط محبته وشدة شوقه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم عيدا للإنسانية كلها، بل عيدا للوجود كله، لكونه اليوم الذي تشرفت الدنيا وتزينت وتعطرت بمجيئه وولادته وبعثه كمنقذ للبشرية وإكسير للمشاكل المستعصية على الحل. فيوم ولادته صلى الله عليه وسلم هو اليوم الذي علق الله النور الأحمدي والسراج المحمدي في سماء الدنيا مثل شمس مضيئة أجل، فبنوره صلى الله عليه وسلم تبدد ظلام الجاهلية وغمر النور العالم بأسره، فكان هذا أكبر وأفضل وأعظم نعمة الله على الإنس والجن. يقول مولانا الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه في قصيدته المسماة بري الظمآن في مولد سيد بدا قرن القرون: سرور في سرور في سرور وعيد دون أعياد العيون، ومولده به شرف وخير ما بالدر اليتيم والجوهر الجسيم، ألا عظموا ليل الولادة حسبة إذا لم يكن نحو الحرام عدول. وذلك من أجل التعبير عن الفرح والسرور بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نحبه في قلوبنا ونفرح به وندافع عنه بكل ما نملك من حول وقوة، منددين استمرار الهجوم المنظم على مشاعرنا وعواطفنا المتمثل في الإساءة إلى شخصه الطاهر صلى الله عليه وسلم. والنيل منه باسم حرية التعبير والرأي وسياسة اللامبالاة. فنحن معاشر المسلمين نحث على مراجعة هذه المواقف اللامسؤولة التي
تسيء لمشاعر مليار ونصف مليار حول العالم من المسلمين. كما نطالب بالحكومة الفرنسية بالاعتذار والتراجع عن موقفه المتمثل في استمرار نشر هذه الرسوم في الشوارع الفرنسية، وبالرجوع إلى رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبادئ الخير والفضيلة والعدل والرحمة والإحسان والتسامح والتعايش السلمي واحترام مشاعر الغير. فالأخلاق جزء أساسي وجوهري في حياة الأمم والشعوب، وتدهور هذه المبادئ الأخلاقية في أي مجتمع من المجتمعات يؤدي حتما إلى فساد الأمم وزوال بريقها وتألقها وأسباب قوتها ومجدها وعزها. والفساد يبدأ من الفرد الذي هو عضو في الأسرة، وبالسكوت يسري هذا الفساد في الأسر وينتشر كالداء في الهواء، ويعم البلاء في الناس وتلحقهم الفوضى في كل مكان ووسط ومحيط. ومن أهم أسبابه ومن أهم أسباب الفساد غياب الوازع الديني وتجاهل مفاهيم العدل والفضيلة والحياء والرزانة، وسكوت العلماء على الأخطاء والهفوات، وعدم قيامهم بالدور الواجب عليهم. ويقع على كاهل كل أب وأم وزوج وزوجة وإمام ومأموم مسؤولية تربية الأولاد تربية إسلامية صحيحة تمكنهم من الابتعاد عن الفواحش الكثيرة التي تغزونا في كل لحظة من لحظات حياتنا، والابتعاد عن المبادئ الهدامة الوافدة من الخارج والحملات التغريبية المروجة للثقافات الأجنبية التي لا تنضبط بأي ضابط ولا وازع ديني. كما ندعو الجميع إلى مزيد من الانضباط والهدوء وتحكيم العقل والوعي الإنساني أمام العواصف الهوجاء والضربات التي تأتي من الخارج والداخل، والتي تثير الفتن والقلائق بين أهل لا إله إلا الله، الذين بدلا من التنازع والتشاجر والتنابز بالألقاب فعليهم أن يوحدوا كلمتهم ويقفوا وقفة رجل واحد للدفاع عن تعاليم شرعنا السمحة التي هي طريق النجاة ودرب الفلاح ومسلك الصلاح. ونلاحظ أن هناك قوى خارجية وداخلية تعمل وراء الكواليس لزرع الفساد في كل خلية من خلايا المجتمع واستئصال مبادئ العفة والطهارة عن طريق أصحاب الأقلام المأجورة ووسائل الإعلام الفاسدة المفسدة الموجهة التي تنغص عقول شبابنا وشاباتنا وأمتنا. وأرى أن دور الأسرة لا يقتصر على التوجيه والتنبيه والإشارة إلى ما هو صحيح أو خطأ فقط، بل يجب أن تكون التربية مبنية على الحوار الجاد الهادئ الهادف بين الأبناء والأولاد. ومن التربية والمراقبة الفعالة مراقبة ما يعرضه الإعلام في جميع وسائله، وتفعيل دور الكتاتيب القرآنية والمدارس والمعلمين والمكونين والأساتذة، ومراقبة الصحبة والعلاقات الداخلية والخارجية للطفل من البداية إلى النهاية. كما لا ينبغي إغفال دور المسجد والإمام والمقدم في توجيه أحوال الشباب والمجتمع. وبدلا من إلقاء اللوم على أي طرف لابد من الوقوف على الرأي المعاكس بغير قمع أو تجريح أو تقريع لاحتواء الخطأ الذي نشاهده اليوم في الحياة اليومية، حيث أصبحت ظاهرة اللواط والسحاق والزنا تنتشر وتتفشى يوما بعد يوم. وعلى كل فرد من أفراد المجتمع أن يهتم بإصلاح نفسه والاعتناء بسلوكه ليؤثر من حوله فردا وأسرة. فبدلا من أن نلقي اللوم على المجتمع كمؤسسة، علينا كأفراد أن يكون لنا القرار في كثير من الأمور والمواقف التي لو انشغل بها كل واحد لأصلح أمورا كثيرة في نفسه وفي من حوله بلا شك.
ونشكر جميع الزعامات الدينية والبيوتات العلمية التي وقفت وقفة رجل واحد لإيقاف السيول العارمة التي غزت كل البيوت والأوساط الاجتماعية إثر تفشي جائحة كوفيد-19 في مستهل هذا العام الجاري، والتي كانت لها نتائج وعواقب وخيمة على جميع الأصعدة والمجالات، مما جعل العالم يشهد أوضاعا غير مألوفة ومنعطفات خطيرة في تاريخ البشرية جمعاء على المستوى الديني والاقتصادي والاجتماعي والدولي. فجائحة كورونا باعتبارها وباء عالميا فرضت علينا جميعا اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية كالعزل والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي ومنع السفر وإغلاق أماكن العبادة ودور التربية والتعليم بشكل لم يسبق له نظير في العصر الحاضر، حيث خلت أقدس الأماكن الإسلامية في العالم الإسلامي من المصلين إلى حد كبير من جراء القيود الصارمة غير المسبوقة التي فرضت بسبب جائحة كورونا فيروس. ولا نملك أمام هذا الوضع المحرج إلا أن نرفع أكف التضرع والابتهال إلى الله الخالق، طالبين منه سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن العالم هذه الجائحة التي لها تداعيات كبيرة على حياة الإنسان الخاصة والعامة. وانطلاقا من هذه الحيثيات المذكورة، كنا قد قررنا إغلاق المساجد والجوامع والكتاتيب القرآنية والزوايا والمدارس حماية للناس من فيروس كورونا، وتمشيا مع مقاصد الشريعة الإسلامية، مما يدعونا إلى وقفة قليلة مع ترتيب هذه المقاصد، حيث يقول البعض إن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، وهو كلية الكليات وأصل الأصول، وعلى ذلك إجماع الأمة، غير أنه يجب توضيح ثلاثة أمور. الأول، ليس صحيحا أن الأصوليين اجتمعوا على تقديم حفظ الدين على النفس، بل هناك اتجاه أصولي قوي يرى تقديم حفظ النفس على الدين. وممن ذهب هذا المنحى من مشاهير الأصوليين الإمام الرازي والقرافي والبيضاوي والإمام الزركشي، واعتمادا على أن الله أباح للمسلم النطق بكلمة الكفر حفاظا على نفسه. الثاني، على فرض صحة تقديم حفظ الدين على النفس، فإن إيقاف الجمع والجماعات ليس هدما لكلية الدين، فحفظ الدين يكمن في مبدأ الصلاة، وهي قائمة في كل البيوت، وصلاة الظهر تقوم مقام صلاة الجمعة عند وجود عذر من الأعذار المبيحة لذلك. وإغلاق المساجد ليس هدما لجوهر الدين وكليته. الثاني، على فرض تقديم حفظ الدين على النفس، فإذا تعارض ضروري حفظ النفس المتمثل في خطر الموت عند الإصابة بالفيروس مع تحسين أو تكميل حفظ الدين المتمثل في صلاة الجمعة، قدم ضروري حفظ النفس على تكميل حفظ الدين باتفاق أهل العلم والعقل والمنطق السليم. ونختم الكلمة بتقديم عبارات التهاني والشكر والدعاء إلى جميع المشايخ وإلى خلفاء الطرق الصوفية والعلماء الأعزاء والأمة الإسلامية قاطبة، وإلى رئيس الجمهورية السنغالية الحاج ماكي سال رئيسا وحكومة وشعبا، وإلى أصحاب السعادة السفراء المحترمين المعتمدين في السنغال، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القبول والإجابة ويسدد خطانا إلى كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، ويعطر أيامنا بالصحة والسلامة والاستقرار والسلم العالمي والمحبة والوئام، وإنهاء الحروب والفتن والمناورات العسكرية المدمرة للكيان الإنساني ووجوده على الأرض كخليفة الله عليها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم ويغفر فلذات أكبادنا الذين وافتهم المنية وهو في طريقهم عبر البحر إلى الخارج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من أخيكم
الشيخ أبي بكر محمد المنصور الخليفة العام للطريقة التجانية في السنغال بمدينة تواوان المحروسة وكل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم mbokk yi baat yooyu ñu doon jàng ci baatu arab mooy baat yi nga xam ne moom la ñu sëriñ bi dicté ñu ko doon barkeeloo ci bis bi nañ ko daan defee at mu nekk alxaaji Aliou Ngouye Ndiaye wax na ko nee na gàmmu ren gi ku nekk xam ne ne wuute na gàmmu yi fi daan am sëriñ bi ne jaadu na rafet na yell na defe ne yaakaar nañ ne daaw ngeen gëj a dégg kàddoom lu gàmmu gi ñàkk-ñàkk du tere mu yëkkati ay kàddu en tant que kilifa goo xam ne yàlla daf ko sant mu waxtaan ak njabootam muy responsabilité boo xam ne commencé wul ci moom mi ngi tàmbale woon ci sallallahu alayhi wa sallam lu masaana xew ci penc mi daf naan Bilal wooteel sayiduna Bilal woote ne as-salaatu jaamia bu ko nit ñi déggee ñépp dajee ci jàkk ci sang bi ñëw yéeg ca kaw mimbaram ba xutba waxtaan ak nit ñi ci li xew dénk leen fàttali leen di seen diggante ak seen boroom bi fi sallallahu alayhi wa sallam génnee àdduna sayiduna Aboubacar radiyallahu anhu toog ci xilaafa gi di turandoom ak xulafaa yi ko fi doon yépp ba agsi ci maamam suñu maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu ba agsi ci way juram yi nga xam ne ñoo ko fi jiitu woon mu suñoo noppi benn yoon kon wax ji du bari wax waaye dafa fekk ne kilifa dafa am lu ko yàlla dénk masuuliya boobu nag la bëgg a dégager digganteem ak boroomam mu wax ba bu ëllëgee bu teewee ci kanamu yàlla bu yàlla ne yawma nad'u kulla unaasin bi imaamihim mu ne ko yàlla la nga ma santoon def naa ko la ma waroon def naa ko ñub nag nekkul ci sama loxo laysa alayka hudaahum walakin allaha yahdi man yasha ya ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik waaw in alayka illa al balaag sëriñ bi nee na loolu moo tax mu yëkkati kàddu yi nee na lim ciy njëkkee nag moo di sant suñu borom yeesal suñu njaam ci kanamam ne ko yàlla yaay suñu borom jaamu wuñu nit jaamu wuñu bakkan jaamu wuñu bànneex jaamu wuñu ngelaw jaamu wuñu suuf jaamu wuñu jant yow kott la ñuy jaamu muy bunt bi njëkk ci buntu tawxiid loolu la sëriñ bi ubbee kàddoom wéetal yàlla jox ko li mu moom ne ko yàlla ñi ngi ci sa kanam mat nga ñu buur ñi ngi ñaan mat la ay jaam la maamam Cheikh El Hadj Malick wax radiyallahu anhu ne man Malick jomb naa taxaw ci bunt budul buntu yàlla di ko fëgg di fa tuur sama ndoxum bët wala ma fay wax lu waxuwul ëllëg ñu ma koy jéppee sama lépp jox naa ko yàlla fa bayna yaday mawlaaya ma ziltu waqifan bàyyi naa fi buntu yépp taxaw ci buntu yàlla waqfata abdin mutadallilin xaadiin xaashiin loolu moom la sëriñ bi ubbee kàddoom kon nee na mi ngi sant yàlla bu baax a baax di yeesal njaam di nangu itam nag ndax dafa bokk ci ponki ngëm yàlla nangu dogal yi jiitu na suñu judd maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu nee na waradini bil qada rabbi musabirani ala balaika ya rahmanu ya allahu yow yàlla dama bëgg nga may bànneexu ci dogal yi ni nit ku xiif mar dox ba fekk ñam wu mu foogul woon ci àll tàngoor di ko bëgg a rey mar lool mu gis ñam bu mu bëggoon ak ndox mu sedd guy na muy bëggee ca loola man Hadj Malick dama bëgg nga may bëggee ci dogal yi nga wàccee ci ñun noonu sëriñ bi ne la kon mi ngi yeesal ne ndogal yi bàyyi ko wul ci kenn ci yàlla la bàyyi ko bi ci tegu mooy sant suñu borom subhanahu wa taala moom bi nga xam ne moo ñu fi indi doomu aadama jox ko responsabilité bu diis ci kaw suuf ne ko suuf yow laa ko dénk te ba mu koy dénk suñu maam aadama malaaka yaa ngi fi demoon nañ sax ba xaw a am benn xiwaar jadali boo xam ne am na diggante seen borom ak malaaka yi yàlla ne leen man la soob inni a'lamu ma la ta'lamun ki ma fii indi man xam naa li tax ma indi ko fi muy suñu maam aadama mu ñëw war a dundal suuf war a defar war a tabax doo yàq loolu mooy responsabilité ci doomu aadama ci kaw suuf mu ne bokk na ci xéewal yi ñu war a sant yàlla tànnal ñu ci biir yonent yooyu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy suñu yonent di daj dëpp ki
sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla di bind boo demee ci téere bu ñuy wax subulul huda subulul rashad fii siirati xayril ibad ki ko taalif dajale na ñetti téeméeri ki téere yi siira door a bind téere bi nee na sayyiduna muhammad bi ko yàlla di bind dafa yebal sayyiduna jibril la ne ko demal nga tànnal ma suuf si nga xam ne moo nekk ci xolu àdduna di suufu leer di suuf sa gën a jekk te gën a rafet sayyiduna jibril wàcc ànd ak malaaka ya nekkoon ci alfirdawsul aala ñëw ba ci almadina al munawara fii ñu denc tey sallallahu alayhi wa sallam fa la tibbi suuf si am na lu ñuy tudde ak tasniim dex la goo xam ne gi dexi àjjana yi moo ci dàq yàlla wax na ko ci alquran wa misaajuhu min tasniim mu ne ko demal nga tànqal ma ca ndox ma nga mooñal ma ko ak suuf sa nga jële ca madina mu mooñal ko ko suuf sa nekk durratan bayda nekk wurusu ngalam wu weex tàll rafet lool ci la yàlla bindu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi kooku ku ko yàlla baaxee waroo ko foye ku ko yàlla baaxee waroo nangu ku ko foye sëriñ bi nee na sang bu tedd boobu mboolem sifaatul kamaal yi melo yu mat waaw al insaanul kaamil buñ ko dee wax mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi nee na bu nit ñi xamoon dëgg-dëgg kan mooy sayyidina muhammad xam qadroom xam miqdaaram comme ni mu nekkee ci salaatul fatiha wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi dasan dégg ci làmmiñu way juram mawlaana cheikhul xaaji abdul aziz mu ne qadru rasuli sallallahu alayhi wa sallam mooy zahiram miqdaaru sallallahu alayhi wa sallam mooy baatinam ñaar yëpp daje na ci moom nee na bu ko nit ñi xamoon dëgg-dëgg kon danañu bëgg ci sallallahu alayhi wa sallam danañu seey danañu dem ba dañuy mandi ci sopp sallallahu alayhi wa sallam te noonu la ko maamam waxe nee na yow mi may yedd ci sopp cofeel gi ma am ci sallallahu alayhi wa sallam boo amoon xam-xam wala nga mos li ma mos tàqamti ko doo ma yedd nee na man jooy yi ma nekkee ak cofeel gi ma am ci sang bu tedd bii nga xam ne gisaguma ko nee na boo amoon xel doo ma yedd ko xel ne man dafa xaraam mala al fuaada qudaatu shawqi wal hawa alaman wa wajdan yàlla tuula huyaami nee na soo ma bàyyiwul danaa la porter plainte danaa dem tribunal kalaame la boo dikkee danaa constituer juge yoo xam ne benn bi qaadi shawq la mala al fuaada qudaatu shawqi bi ci des qaadil hawa la qaadil wajd qaadil alam qaadil garam qaadil huyaam qudaati yii ñooy taxaw atte ñu suñu atte danaa la gañe loolu la sëriñ bi wax ne góor gu tedd googu nañ ko jox li mu moom sallallahu alayhi wa sallam nee na moo tax maam Cheikh Alhaji Malick boo dee seet dafa mel ne rek yàlla suñu borom la soob mu jël ko rek taf ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi jël ko mel ne daf koo jël rek taf ko ci dënnam waaw taf ko ci dënnam tappe ko ci dënnam ànd ak mbégte ànd ak affection mu mel ne dafa am lu mu ko nampal ci ay baaraamam mu juddu rek bëgg sallallahu alayhi wa sallam dundam yëpp bindam yëpp mu def ko ci sallallahu alayhi wa sallam boo demee ci xilaasu dahab boo demee ci riyu dhamaan boo demee ci alqasida alkaamiliya boo demee ci addurul yatim wal jawharul jasim foo dem rek mawdoog sallallahu alayhi wa sallam tàmbulee ca ba muy nuur ànd ak moom bay dama dem ba ca waama uhdia muhtazan ala jalalin daahu fi safarin mawlaahu lil karami dama dem ba ca waxtaara mawlaahu idma allahu xayarahu ani zaxaarifi da zuhdin wa da chamami góor gu tedd googu te feelu sallallahu maam Cheikh Alhaji Malick ci moom moo tax mu ne gàmmu du iid diini bi maanaa du iid goo xam ne dañ koy jox dayo bi Tabaski am ak korite ndax lislaam ñaari iid yooyu la am waaye gàmmu feet la goo xam ne moo symboliser mboolem feetu diine ndax ki tax ki ñu indil diine ba tax ñu koy bëgge di ko tàqamteku ci la gane àdduna kon gàmmu iid la goo xam ne gi mooy nit ñépp ko moom jullit ak ku dul jullit àdduna bi picc yi njanaaw yi nature bi bu bis bi ñëwee ñépp ay yëg ne bis bi ci la sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna muy jamono boo xam ne bii nag ñu war a nafaraat ay jikkoom te loolu rek mooy gàmm gu nekk maam Cheikh Alhaji Malick dafa instauré woon bu ñëwee ci diggante burdu bi ak gàmmu gi mu waxtaan ak nit ñi ci jikkoy sallallahu alayhi wa sallam jamono bii nga xam ne lépp a jaxasoo dëgg nit ñi sori nañ ko nit ñaa ngi topp seen bànneex ñi ngi ci nuur di dund goo xam ne gii dafay mel ne ay bàyyi ma ñooy dund lépp a jaxasoo dem nañoo dem ba nga xamante ni bii
nit ki jombaletul boppam ànd ak jigéen ju mu takkul. da ngay gis ku dégg alxayri dama dem ba am njaboot nga xëy nekk ci lu la neexul xam nga ne loolu jikko fekkewu ko. nga gis jigéen joo xam ne nekk na ci biir néegu sëyam dem ba mu neex ko mu ne dafay roy koo xam ne kii nekkul ci diinay lislaam ñi nekkul ci diinay lislaam ñoom ñooy am ay maîtresse di am ay amant mais lislaam moom daf na la yow sa bët bii na nga ko sajj ndax amaan na la dama la koy laaj ëllëg ki la sajjaloo sa bët nag am na loo xam ne bii def loolu la ko kon sëriñ bi nee na nañu nafaraat jikko yi ku ci nekk yemal ci li la yàlla yem loo adduna kenn mënu koo jeexal lu doy itam amu fi waaye lu nit di doyloo am na fi jikko yi itam sëriñ bi nee na yàqu na xale yu tuuti ñi ngi jëfandikoo sàngara ñii ngi jëfandikoo dorog ñii ngi tux yàmba ñii ngi dégg nga terroriser seeni waajur waaw te ma dem ba nga xam ne daal danga naan xanaa est-ce que adduna bi ay bàyyi ma fi nekk ay nit a lay romb sol yére yu rafet sol yore oto yu rafet am ay palais yu rafet waaye koo ci jëflanteel danga naan ki ma doon waxal de jëmmi nit la yore waaye jikko ji de jikkoy bàyyi ma la am na ci ñooñ boo leen fekkoon ñuy dox nga jël buum takk ci seen baat yóbbu ca gétt ga yeewu leen ku la yedd danga naan ko jëmmi nit laa fi yeew waaye bàyyi ma laa fi takk ndax jikko ju ñaaw sëriñ bi nee na loolu moo tax ñu war ci bàyyi xel kersa amatul yërmande amatul maandute amatul dëggu amatul cellal amatul amaana amatul rafetal amatul jokk mbokk amatul sàmm xaqi dëkkandoo amatul sàmm xaqu liggéey da ngay gis ku war a xëy liggéey 8 heures balaa muy xëy 10 heures bu ñëwee nit ñaa ngi koy toog te yaa ngi nekk ci service public nit ñaa ngi la soxla nit ñaa ngi la xaar nga war leen a te sa weer deewee nga fayee ko balaa 17 heures jot fekk na nga wàcc ñibbi soo watuwul semaine bi ñaari yoon nga ciy liggéey si wala ñetti yoon te su weer deewee nga fayeeku sëriñ bi nee na la ngay lekk lépp xaq la war nañ cee bàyyi xel ndax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'islam projet de société la boo xam ne bàyyiwul daray doomu aadama bari na koo xam ne bu ne allahu akbar assalaamu aleykum yaakaar na ne bu nekkee ci pénc mi lu ko neex def déedéet l'islam daf lay topp fii ma daq wa jalla li gën a tuuti li gën a néew ba ni ngay duggee ci wanag ban tànk ngay jiital lan ngay wax naka ngay tuure ndox naka ngay tuure ñam soo génnee lan ngay wax boo tiimee ñam di lekk lan ngay wax boo demee ba war a ànd ak sa soxna lan ngay ñaan booy dem ca marché ba lan ngay ñaan booy dugg ci oto lan ngay ñaan booy tëdd boo yewwoo ba teg sa ñaari tànk ci suuf li nga war a njëkk a ñaan l'islam bàyyiwul dara mbokk yi sëriñ bi nee na ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax sëriñ bi nee na mu nekk jamono boo xam ne nit ñi faleetuñ lu dagan ak lu lew lekk riba defatuñ ko muy dara yu bon yu ñaaw yi maison yi nga xamante ne bi ay xale yu jigéen di ay mineur dégg nga 15 ans 16 ans bàyyi say waajur dem di jaay sa bopp ngir lan xale bu toll ci jàng xale bu toll ci liggéey say parents yàkkamti yow itam nga yàkkamti nga taxaw ne da ngay jaay sa bopp mbokk yi loolu yërmande yàlla rek boo fi nekk waaye bu ñu yàlla yërëmuloon ba léegi la mu alage woon xeetu njëkk yee ci mbon ak ko kàccoor ak caay-caay suñu réew mi toll na ci jikko yu ñaaw loolu yëpp nag ñu war ko corriger war ci waxtaan ak nit ñi fàttalente ndax ñun ñëpp ay responsable lañu ëllëg dañuy taxaw ci kanamu yàlla waaw waqifuhum innahum mas'ulun yowmal qiyaama da nga gis ko ñëw sa julli baax sa koor baax sa lépp baax nga dem bay bëgg a dem yàlla ne malaaka yi arrêté leen ko mu taxaw nañu régler digganteem ak njabootam jabaram daana xeesal te musu ko tere jabaram daana takk ay mèche te musu ko tere jabaram daana takk ay cheveux naturels te musu ko tere jabaram daana dangal te musu ko tere loolu balaa muy jàll di dem àjjana dana ko régler ba noppi musul yeewu fajar mukk yee soxnaam ne ko jugal julli jabaram daawul woor mu xam ko wala moom daawul woor te ñoom ñaar kenn du ci waxante dëgg responsabilité yooyu sëriñ bi nee na nañ ko bàyyi xel yàlla daf da koy laaj ëllëg sëriñ bi nee na ci circonstance yu mel nii jaadu na ñu fàttali ñu def tajdiid ni ko maam Cheikh El Hadj Malick waxe woon ne alaa ya bani hada zamani daawtukum li ihyaai diinin dama bëgg ñu rénover diine ñu def tajdiid waaw ci façon bi ñu koy jàllalee ni ñuy jàllalee message ni ñu war a jàngalee ci kër yi itte bi ñu war a am ci njaboot gi sëriñ bi nee na loolu mooy message yu maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu bu ko defee nag sëriñ bi nee na sang bu tel noonu mel noonu ku ko am muy sallallahu alayhi wa sallama mënuñoo toog mukk téye suñu loxo téye suñu làmmiñ ci li nga xam ne moo xew
ci caricature yi nga xam ne ñu ngi koy def ci jëmmam ju tedd ji sallallahu alayhi wa sallam. depuis 2005 ci lañ ko tàmbalee diggante Norvège diggante Suède ak si ba France ak si ba Allemagne ñu ba Danemark waaw ñu caricature sallallahu alayhi wa sallam 2006 mu continuer arrêté woon nañ ko ba ren la ñu ko yëkkatiwaat sëriñ bi nee na ñi ngi doon dénoncé ba fa suñu kàddu mën a yem di naqarlu di mettitlu caricature yi nga xam ne ñi ngi ko jëmee ci sallallahu alayhi wa sallam d'accorduñ ci ànduñu ci bégguñu ci te képp kuy wax ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah doo ci ànd te sallallahu alayhi li tax xas ko bon nit ki dana def irtidaat génn ci diine tuub ñu nangul la ko mais boroom xam-xam yi nee nañu sallallahu alayhi wa sallam ku ko ŋàññi même boo demoon ba tuub kenn du la ko nangul dañ laa war a kut kon sëriñ bi nee na mi ngi dénoncé mi ngi wax naqaram ak mettitam ak mboolem ñi mu bokkal diine ji yépp ci li nga xamante ne bii moo xew ci ñuy caricature sallallahu alayhi wa sallam ànduñu ci te ñu ngi ñaan gouvernement français commencé ko ci seen njiitu réew nañu demander excuse nañu dellu ginnaaw itam ci li ñu wax ne dañuy continuer di afficher caricature yooyu ci mbedd France yi loolu fitna rek lay indi relation yi amoon diggante France ak Sénégal am kook monde islamique yépp am kook nit ñu baax ñépp dafa commencé rëngi-rëngi te fitna baaxul jàmm moo gën àdduna bi li ñu soxla mooy paix sociale jàmm ju mat sëkk musulman yi respecté ñi ci des seen diine borom diine yi ci des respecté ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy seen mbokki musulman li ci des sëriñ kii bi baat bi maanaam discours bi dafa xaw a gudd dañuy tënk rek li ci des sëriñ bi dana ko àggale incha allah li ci des rek mooy sëriñ bi nee na mi ngi sant di nuyu président de la république alxaaji Macky Sall di nuyu ministre bi nga xam ne moo ko fi teewal di alxaaji Ali Nguy Ndiaye ak délégation bu tedd bi mu àndal yépp dana ci ñëw incha allah nuyu itam mboolem ambassadeurs yi nga xam ne daanañu teewe jataay bi te yàlla dogal mbas mi am ba sëriñ bi joxe woon ndigal ci ne ñëpp gàmmu ci seeni kër ba mu koy wax itam jubluwu ci woon rek ne bu kenn gàmmu waaye daf ko teg ci lu wér bu njëkk bi ci diina la ko teg ñi jàng usulu diin xam nañu li ñuy tudde maqasidu sharia xifdu nafs wa xifdu diin xifdu lmaal xifdu l ird wa nasab lii la ñuy tudde alkulliyatul xams ci sharia al islaamiya léegi dafa am benn wuute gu am diggante boroom xam-xam yi am na ñu ne xifdu diini moom la ñuy jiital ci xifdu nafs maanaam diine lañ war a jiital ci bakkan donte da ngay dem sa bakkan des fa sax da ngaa war a dem am na ñu wax loolu am na ñu ne déedéet bakkan lañ war a jiital ndax diine balaa nga koy tal day fekk bakkan nekk fi bala nga ne naam ne fa loolu moo tax bu demee ba am loo xam ne dafa wàcc ci réew te nar a faagaagal ay bakkan ñu laaj ñi nga xam ne ñoo di ahlu zikri nekk ci di médecin yi dégg nga ne ko alxaaji Ali Nguy Ndiaye waxe maam Cheikh alxaaji Malick ni mu fonke woon médecine daana wax ne dem leen seeti médecin yi te bàyyi maa mën yi ak maa xam yi ñoom ñi ko jàng def médecine 7 ans 10 ans 20 ans nekk ay spécialiste xam ne mbas mi am na lii la mën a jël ci ay bakkan wàllante bi dafa gaaw bu ñu tollee foofu waxtu yu moo ko dul maye mais xëy na beneen débat la boo xam ne danañ ci continuer li ñu war a jiital mooy sàmm suñuy bakkan ci biir sàmm sa bakkan ci ngay sàmmi sa diine waaw te tëj jàkka yi ak tëj jumaa yi waxuñu ne bu kenn julli dañ ko tëj ngir ay ngant yoo xam ne bi ba ci julli jumaa am na ay ngant yoo xam ne ba ci ashmaawi yu bi boo ci demee lim na fa ay ngant yu bare bari yoo xam ne daf naan la yii bu amee toogal sa kër nga julli bul dem jumaa ja ndax boo demee da ngay loru même boo amee ku feebar ci kër gi te yow rek la yaakaar boo demee mu loru yow jumaa wàcc na la toogal nga assisté ko même boo demee jumaa ja fekk dafa am koo ameel bor te boo demee mën nga ko foo fekk mu weer sa sutura xawi sa sutura sharia nee na la toogal ci kër gi nga julli jumaa kon sëriñ bi nee na jàkka yi ak jumaa yi ak daara yi bañ koy tëj tëjuñu ko woon rek pour bëgg a tëj dañ ko tëj himaayatan min annaas pour protéger bakkanu doomu aadama yi ndax mbas maa ngi fi mi ngi ci àdduna bi am na ci réew yoo xam ne tey ñoo ñu gën a développé gën ñoo avancé ña ngay dem bay def reconfinement ña ngay dem bay instauré waat waaw deuxième vague yàlla mi ngi ñu ciy musal ñi ngi naxanteeg moom ndànk-ndànk nañu topp li ñu topp ñi nga xam ne bii dañoo ubbi seeni jumaa ubbi seeni jàkka jàpp ne diine lañu war a jiital ci xifdu nafs kenn du leen yett borom xam-xam yi yàgg dañoo wuute ci ay masala ñii jàpp ci lii ñii jàpp ci lii
yonent bi ba bu waxee saxaaba yi fekk si leen ma ne laa yusalliyanni ahadun minkum al asra illa fi bani quraydata bañ demee ba tàkkusaan jot am na ñoo xam ne dañoo julli am na ñoo xam ne dañoo dem ba àgg ca bani qurayda doog a julli biñ dëkkee wax ko sang bi def na yéen ñëpp a ngi ci dëkk kon ñi tëj seen i jàkk ak seen i juma ngir défendre diine défendre bakkanu doomu aadama bu leen kenn yedd ñi nga xam ne dañoo ubbi seen i jàkk dañu koo ubbi di julli di jàpp ne ñoom itam diine la ñu war a jiital ci bakkan bu leen kenn yedd ñun ñëpp bu ñu waxtaanee danañ juboo diine l'islam dafa am yaatu fa tabarakallah loolu moo tax sëriñ bi xëccoowu ci mos li ciy dégg kàddoom benn yoon def li muy def fa tabarakallah teg ko fi mu ko war a teg ci cëslaayu diine bu dëgër li ci des nag moo xam ne Sénégal moom dëkku wax la da ngay am sa doom tudde ko sa papa sax am ko daan la lu tax ma koy tudde paa bi kon moo lay xamal ne mu ci yombul bi ci tegu mooy sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mboolem kilifay l'islam bi bàyyiwul kenn xalif généraux yi commencé ko ci ali baytu rasuli sallallahu alayhi wa sallam njabootu maam Cheikh Alhaji Omar Ndiassane Thiénaba waa Touba njabootu maam Xadimu Rasul waa kër waa Kaolack Madina Gunaas Paal Njegen ci Thiès bàyyiwul kenn jàmmalaay mi ngi nuyu ñëpp bi ci des moo dina sëriñ bi nee na mi ngi masawu mboolem koo xam ne mbas mi daloon na la yal na yàlla saafara ñëpp ñi des ñi nekk sous traitement yal na leen yàlla yëkkateeg jàmm ñi ci génn àdduna yal na leen yàlla yërëm tendance baa ngi wàññeeku yal na dem ba jeex takk ci barke sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi nee na mi ngi jaale itam njabootu yi nga xam ne seen doom yi dañoo des ci géej gi nekkoon ci mbëkk mi metti na tiis na mi ngi ñaan yàlla yal na leen yàlla yërëm di ñaan yàlla ñi nga xam ne bii ñooy kilifa yi yal na leen yàlla yombalal ba ñu mën a am ay liggéey yu baax ba xale yi mën a toog seen xel mën a dal te xale yi itam ñu bañ a yàkkamti cheikhul xalifa sëriñ Babacar Si daana wax na ndaw li ko jik mooy wërsëgu saw gaynde saw gëléem buy gaanuwaay du jékki-jékki ne yuréet day def ndànk nag waaye bëgg fee juddu tey bëgg fee am xam-xam tey bëgg fee nekk milliardaire tey nee na baaxul mbokk yi ñu ngi baalu xaq bu baax a baax li ci des kilifa gi dana ko àggale wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Haj Pa Maxtaar yal na yàlla wéral te sàmm bu baax a baax ñu jox kàddu gi sëriñ bi waaye sëriñ bi sa mbokk sa rakk sa xarit sëñ Baara Laat dafa egsi léegi ñëw fekk waxtaan wi mu dem tooge ne sëñ Baara Laat ba nga wootee ci jumaa ji yónnee